mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu ñu ngi toujours nag fii ci Guédiawaye waaye nag ci commune bu ñuy tuddee Wakhinane Nimzatt gis ngeen nag sama ginnaaw c'est vrai que nag xaw na lëndëm tuuti waaye benn bassin de rétention d'eau moo fi nekkoon en tout cas évolution bi incha allah mbokk yi danañ ci ñëw ak suñu invité bi nga xamante ne bi mi ngi déjà ci suñu plateau pour démarrer nag émission Tam Tam Vacances fii ci Wakhinane Nimzatt mbokk yi dañuy ñëw ak yéen ci historique bi parce que nag xam naa ne ñu bëri ñu ngi naan Wakhinane Nimzatt dëgg la ma nga Guédiawaye waaye xam tuuti histoire commune bi mbokk yi daf ciy baax bu baax a baax bu ñu jógee ci loolu nag dinañ ñëw ak yéen ci vive les vacances suñu xarit madame Cissé Kodou Mohamed dafay ñëw ak ñun ci benn parc d'attraction bi nga xamante ne bi mooy premier parc d'attraction bu Guédiawaye bu ñu jógee ci loolu nag bon plan gis ngeen ne nag ci Tam Tam Vacances ñi ngi woon vraiment fële ca plage Malibu bi kon nag ni ngeen ko xamee plage Malibu bi on ne cessera de le répéter plage interdite waaye tamit ay bon plan parce que nag mun nañ fa toog féexlu et cetera suñu xarit Big di dana teew ak ñun bu ci kanamee waaye tamit mbokk yi vacances vertes incha allah Khady Camara dana fi teew fii ci Wakhinane Nimzatt pour indil ñu ay leeral ñoom commencé nañ ko fan lañ ci toll waaye mbokk yi nag suñu xarit Sophie saa su ne dafa am daal lum ñu indil tey nag xam naa ne saareen yi dinañ kontaan lool parce que daal am na daal lum ñu indil poulet braisé xam naa ne la ca topp nag mbokk yi du ma leen ko wax dama leen di bàyyi ngeen seetaan émission bi ñu jeexal nag ak Khady Didi ci côté météo mbokk yi dañ ma def rek lu dul rejoindre sama plateau ak suñu invité bi di madame Marième Sy ak El Hadj Thierno Dramé daal di toog rek ñu fas yéene xool image yi bu ko defee mën a waxtaanee commune bi ñu duppee Wakhinane Nimzatt ñu dem régie dellu si waat. waaw mbokk yeeg xarit nag gis ngeen ci sunu plateau bi ma am contentement bu baax a baax fii ci Wakhinane Nimzatt mbokk yi ànd ci ak El Hadj Thierno Dramé mi nga xamante ne bii gox bu ñu dem daf ñuy indil nag vraiment waxtaan bu am solo ak histoire gox ba El Hadj Thierno Dramé maa ngi lay nuyu c'est toujours un plaisir de te recevoir ci plateau bi fii ci wetu nag bassin de rétention bi ñi ngi lay dalal jàmm bu baax a baax ci Wakhinane Nimzatt. maa ngi lay nuyu yaa xam. di nuyu mbokki Wakhinane Nimzatt yëpp. di nuyu suñu invité madame Marième Sy. wax ni comme niñ ko defee rek. depuis le début. ñëw gëstu ci gox bi. saytu histoire am. avancement ba ni mu toll ba toll ni mu toll. te je pense que là aussi nit ñi toog seen kër dina am lu bëri luñ jàng. dina am beneen visage. wala ku xamul woon Wakhinane Nimzatt tey bu émission bi jeexee am na yaakaar ne di nga ci xam lu bëree bëri. incha allah en tout cas ñu ngi lay sant di la gërëm c'est toujours un plaisir de te recevoir waaye nag may kontaan tey nag Thierno parce que wax dëgg yàlla fa ñu jaar muy Pikine ba Guédiawaye on n'a pas une invitée femme alors moi je me disais mais pourquoi qu'est-ce qui se passe alors madame Marième Sy ngay invité jigéen bu njëkk ci Tam Tam Vacances banlieue ñuy kontaan ci sa teewaay fii di fàttali nag ne yaay DRH bu hôpital Dalal Jàmm mu nekk hôpital bu mag bu nga xamante ne bi nekk fa DRH defe naa ne mu nekk lu rëy ci jigéen ñi en tout cas ñu ngi lay dalal jàmm di kontaan ci sa teewaay fii ci Wakhinane Nimzatt. maa ngi lay fay yaa xam. man tamit maa ngi am mbégte bu rëy. di ngeen recevoir ma ci seen plateau. maa ngi ciy kontaan bu baax nga partagé ko ak sa càmmiñ. Thierno Dramé. donc plaisir bi moom vraiment c'est partagé. merci beaucoup ñu ngi leen di wax tamit ngeen dal jàmm. ci Wakhinane Nimzatt. waaw kontaan nañ ci loolu xam naa ne nag incha allah mbokk yi waxtaan bi dana yaatu bu ci kanamee waaye Thierno ñu ànd ak yow rek xool image yi bu ko defee Thierno ñu ñëw nag vraiment ci histoire Wakhinane Nimzatt. waaw dañuy xool image yi nga xamante ni suñu caméraman Masser Thiaw moo ñu ko jëlal. mu nekk ay plan de ville yu am solo parce que xam nga balaa ñu wax histoire. dañuy wane li fi nekk déjà. dëgg la li fi nekk mooy boo xoolee ci image di nga gis ay dëkkuwaay nga xam ni Wakhinane am na ñu fi dëkk. te ville la boo xam enfin commune la boo xamante ni. mi ngi grandir. dëgg la grandir bi mooy. population installé wu nañu. xam nga bu ñu démarré ci ay dëkkuwaay yu ndaw. ñu dem ba tey gis ay immeuble R+1 R+2 ba R+3. muy am ay tali comme ni ñu koy gisee nii moo lay wan ni que. dëkk bi mi ngi màgg. dëgg la loolu benn la. ñaareel ba
dëkk buy màgg dafa am ay lu koy firndeel. dëgg la firndeel bi mooy ci tubaab mën nañu wax extension mais extension mi ngi matérialiser wu ci ay projet boo xoolee di nga gis ñi ngi dolli ay tali. ñi ngi tabax li nga xam ne mooy ay centre de santé. tout à fait ñi ngi tabax loo xamante ne ni tey kuy tabax dëkk tabaxoo ko yaa ngi nax sa bopp. parce que bu ëllëgee population daa ngi la fekk sa buntu kër ne la kaay wax ñu yow lan nga ñu yebe. mooy stade. ndax sport dafa bokk tey ci luy dundal réew. moo xam économie bi moo xam santé. moo xam tamit loisir. donc am na gis nga stade boo xamante ne ñu ngi koy tabax fas yéene ci def li nga xam ni mooy gazon synthétique. donc là aussi waxi naan bu fekkee ni amul woon club. xëj na fii ak 1 an ou 2 ans ou 3 ans dina espérer am club buy évoluer en première division. mooy Ligue 1. tout à fait d'ailleurs fi ñu nekk sax Thierno gis nga am na tamit espace bu nga xamante ne bi sportif yi mën nañ fi entraîner ci wetu bassin bi. waaw dinañ ko gis mooy bassin de rétention bi. mais bassin bi en fait dañ ko valoriser. valoriser bi mooy mënoon nañ ko tabax nii rek teg kër ay mur ni nit di romb dem seen yoon. mais dañu aménager des espaces yoo xamante ni. les gens dañuy ñëw di détendre. wala tamit bu ñu détendre def sport. yëkkati weñ. xam nga jaay doole parce que voilà. mais li indi bassin de rétention bi. foog ñu fàttali ko mooy inondation yi. li nga gis ci image yi. am na zone yoo xamante ne ndox baa ngi taa. ndox baa ngi tege. oto yaa ngi jaar ci kaw. am na image bi nii xoolal ay petites filles yoo xamante ne dañu teg ay mool. di dox di jéggi. xam nga kër. am ku lal table di togg xaw ma day togg xaw ma day jaay. jàkkaarloog ndox bi. minibus yi di romb. xam nga loolu xaw na doy wax tuuti. mais loolu mooy inondation moo indi tey bassin de rétention yi. parce que li tax ñu installé ko mooy bu tawee ndox bi am fu mu dem. d'accord duggi ci loolu. waaw xam naa dinañu waxtaan ak suñu invité ci turu Wakhinane Nimzatt bi. dëgg la fan la jóge ak pour bu boobaa ñu mën a comprendre aussi lan moo tax Wakhinane daan am ay jamono inondation yu metti. très bien alors Thierno defe naa ne nga am ay leeral yu nga xamante ne bi indil nga ñu ko ci commune yu Wakhinane Nimzatt waaye comme na nga ko waxee ki nga xamante ne bi mooy sunu invité tey di madame Mariam Sy je rappelle muy DRH hôpital Dalal Jàmm ci biir loolu Thierno defe naa ne am na lu mu junj te yaakaar naa ne tontu ci dafay am solo parce que ñëpp a ngi ñuy seetaan ak ñi nga xamante ne bi saa su ne localité bu ñu dem dama koy wax ñi ngi à l'extérieur wala sax ñi ngi biir Dakar dëkkatuñ fi xëy na di gis seen localité am ay leeral yu ñu ci war a mën a am. waaw jërëjëf yaa xam. Thierno soulevé na loo xam ni si ay inondation ñun dañ ko yàgg dund. Wakhinane Nimzatt. d'ailleurs moom mi ngi wax tur bi. xam nga Wakhinane moom. mi ngi jógee ci Dakar xam nga ñu dëkk ñi fii ñëpp Dakar lañ dëkkoon. dëgg la foofu tamit. Wakhinane la tuddoon. parce que dafa amoon ay zone yoo xam ni. ndox bi dafa jege. ñu koy woowee ay nappe phréatique nga xam ni dafa jege. boo kiiyee tuuti rek. nga gis da ngay jot ndox mi. moo tax ñuy wax Wakhinane. waaw. léegi nag après ñoom dañoo ñëw toxu si fii. bu ñu en 1972. d'accord bu ñu ñëwee fii tamit nag après Nimzatt bi. après sunu ay kilifa yu ñu nettali. nee nañ benn nit la woon boo xam ni dafa yore woon tool. léegi bu daan romb. bu rombee rek ni moom mi ngi dem Nimzatt ñu ni kilifa googu de mi ngi dem Nimzatt. ba foofu tamit nekkatul ay tool. nekk ay kër yoo xam ni dañ ko tabax. léegi nag turu Nimzatt boobu des. loolu moo tax ñuy wax Wakhinane Nimzatt. très 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 bien. waaw alors divertissement intelligent comme ni ko Thierno di waxee. yaakaar naa ne ku xamul woon signification Wakhinane Nimzatt. madame Mariam Sy indi na la ci ay leeral. Thierno xëy na ñu xuus nag ci vraiment commune bi nga xamante ne bii daal fànn yu ne bëgg nañ xam daal la fi xew. waaw wax nañ ci inondation je pense que mën nañ ci waxtaan ak tuuti mën nañ ci des. parce que dafa am solo xam nga Sénégal. booy xool problème bi ñuy gën a jànkonteel surtout période bi ñu nekk. période hivernage. tout à fait mooy inondation dafa am zone yoo xam ne bu tawee ndox bi du dem wala balaa muy dem day compliqué moo indi tey ñu tabax ñaari parce que ñun ñu fàttali ni ñaari bassin ñoo ñu séq ñi ngi diggante fi ñu tax toog nii. très bien ñu ngi diggante ñaari bassin. absolument loolu lan lay signifier est-ce que problème bi dafa criant woon ba nga xam ni il fallait que ñu créer ay bassins yu yaatu mais aussi ay bassins yu bëri. pour justement saa yu ndox bi ñëwee mën a jaar ci canalisation parce que aussi am na canalisation bu mag bu ñu fi defar pour nit ñi mën a respirer. waaw
xam nga Wakhinane moom inondation bi daf fi bari woon metti nit ñi bu nawet dikkaan rek seen bopp yi day metti dañuy xalaat ñu ni nag la ñuy def nawet bu jege saan dañuy tiit ndaxte xam nañu bu tawee activité yëpp dafay taxaw tout à fait vie yi dafay metti donc dafa mekkoon loo xam ne situation bu metti la woon boo xam ne population waa Wakhinane Nimzatt dañu ko doon dund mu metti léegi nag si la amee bassin yi bassin yi nag au départ bassin de rétention d'eau la woon d'accord dañ ko doon def pour ndox mi mu lu téye ndox mi bu demee foofu mu téyew waaye nii ndox mi dafay dem di déverser wu ci lac Curuur ci lac Curuur d'accord foofu lay dem du loo xam ne dañ koy téye nii mais après dafay drainer wu dañ koy am na système de drainage boo xam ne dañ koy def pour mu dem ba lac Curuur lac Curuur bu demee nag ba fees ñu dem mu sotte ko ci géej bi donc loolu moom mooy ay travaux yu mag yoo xam ne def nañ ko te parce que travaux yi war na leen woon importance su inondation bu amoon ci Wakhinane Nimzatt waaw léegi ci inondation yi fan ngeen ci toll ci inondation yi fa laa jëm ak yow yaa xam ndaxte yamul rek ci bassin yi am na benn projet bu ñuy wax projet vivre avec l'eau projet vivre avec l'eau boobu dafa ñëw yàquwaat fii parce que même bu fekkee ni ndox yi dem na ci bassin yi am na ay points yoo xam ne nekk na ci biir commune bi yoo xam ne aussi dafay ndox bi dafay taa te du mën dem foofu tamit le projet vivre avec l'eau dafa ñëw indi yeneen voies secondaires yoo xam ne à travers des canaux yoo xam ni foofu rek ndox bi di taa ay canaux lañ fa def yoo xam ne dañuy ñëw déverser wu ci bassin bi donc loolu moom mooy mën a permettre yenn population ñu nekk ci foofu point bu am rek ñu fa nekk seen évacuation ndoxu taw bi mën a dem waaw léegi projet vivre avec l'eau boobu mi ngi si di def liggéey bu am solo mais aussi si biir Wakhinane Nimzatt am na Coligep moom mooy beneen association la boo xam ne ñoom tamit dañuy taxaw pour xeex loolu d'ailleurs balaay taw bi di ñëw ñoom xam nga taw bi bu ñëwee ba dugg ci égout yi bu nawet bi jeexee égout yi dafay wow te bu wowee yenn saay suuf day nekk ci biir ay saleté day nekk ci biir ñoom avant nawet bi di ñëw dañu koy dindi def genre set-setal ak association yi nekk ci point yëpp ñu dindi kii yooyu yëpp def curage léegi loolu dina mën a permettre ndox yi bu ñëwee rek jàll facilement waaw xam nga nag madame Marième Sy Thierno lan laa remarqué ci côté yi nga xamante ni dafa am inondation une très bonne organisation de la population parce que comme ni nga ko waxee je pense qu'il y a plusieurs associations yu ñëw di leen di dimbale mais aussi d'un autre côté je pense que population yëpp ñoom tamit booloo nañu ngir daal xeex loolu bu baax a baax waaw parce que xam nga lu la sonal rek il faut sa xel naaj ci lan nga ciy génnee tout à fait ensuite ñu am tamit suñu maire de la commune moom tamit moom mooy piloté loolu parce que xam nga yaa xam lu projet boo gis mu dem c'est parce que derrière maire bu fa nekk bi moom moo koy pousse léegi nag le maire moom xam naa ni moom bu muy ñëw xam na ni ndox mi moom problème am la daf ko jël à bras le corps jël ñun niveau commune ñu ñëw di liggéey ak projet yi muy woo ay projet ñu mën ci liggéey pour nit ñi mën a vivre aisément te bu dul même bu dul loolu sax amoon na ay camion yoo xam ne dañ doon ñëw di pomper ndox yi ak yooyu yëpp maire yi moo ko doon def waaw xam nga nag léeg-léeg fonction yi dafay daje muy monsieur le maire nekk seen maire Wakhinane Nimzatt waaye nekk directeur général bu RTS ñun nag ci liggéeyam ci directeur général bu RTS mën nañ cee wax waaye tey nag dañoo ñëw di taataan liggéey bi nga xamante ne bi en tant que maire moo ngi koy def fii ci commune bi d'accord loolu moom yaa xam Thierno plaisir bu rëy laa si am ak fierté di si tontu ndaxte du loo xam ne ñun dañu koy wax ni mais loo xam ne ñun dañ koy dund ak sunu maire la plaisir la pour man ma jàkkaarloog population di wax lu muy population Wakhinane Nimzatt sans ma sëgg di wax ci sunu réalisation maire nous avons un excellent maire très bien boo xam ni bon boo gisee ñun bon moo ñuy pousse ñu nekk ci kanam moom il est derrière doon ko sax gis lu bëri parce que xam naa liggéeyam foofu mu nekk rëy na rëy boo xam ni du mën a kii ni mais il est derrière très très bien moo ñuy booster moo ñuy wax ñuy def lii projet yi moom moo ñuy facilitateur pour yenn projet yi yëpp bu doxee fii c'est lui très très bien alors Thierno waaw ci problème inondation yi laa bëgg ñu des tuuti bon pas volet ndox bu taw mais c'est vrai que am na ay canalisation am na ay bassin ndox bi même bu fekkee day dem day des ab diir mu
poser un problème de santé. Parce que ndox buy taa. am na ay feebar yu muy jur. est-ce que ci wàllu woowu aussi yéen a ngi jël seen ay matukaay pour que population gis nañu ci image yi benn poste de santé bu ñu tabax am na benn bu existé ba pare. mais est-ce que loolu doy na pour moo xam prévention wala traitement en cas d'infection parce que am na inondation dafa am ay feebar aussi yu muy indiwaale. waaw inondation moom siburu boo ko déggee. ak pneumonie si inondation lay jóge ndaxte humidité bi mooy tax yooyu dina bëri ba pare nit ñi tamit dinañ sonn ndax humidité bi. boo demee population yu ko gën a jege yi fii aussi dañ ciy sonn. ak salte bi aussi day am parce que aussi retan bu nu waxee ndox des na am na population yoo xam ni buñ leen formé wul si naka la ñuy dundeek bassin dañ fi sotti ay mbalit wala di fi sotti ay ndox loolu yëpp mën na indi feebar. très très bien men nag loolu dañ ko comprendre ba nga xam ni ñun dañuy liggéey projet bi aussi dafa ànd ak projet Banque mondiale la woon au départ mais dafa ànd ak aussi ADM ki boo xam ne organe u état la boo xam ne dafay ñëw périodiquement ak waa Coligep xam nga dañuy ñëw di indi ay moustiquaires imprégnés. d'accord di def sax ay démonstration pour utilisation bi. pour permettre ñu dëkk ci bassin yi alentour. ñu xam ni moustique yi bu ñu ngi fi. même bu dul loolu aussi de façon périodique dañuy def ay saupoudrage ci kii yi. d'accord pour que yooyu mën a dem ak kii yi. ak sensibilisation aussi sensibilisation pour formation que déchets yi. ñu bañ di ko sotti parce que loolu tamit c'est un problème et je pense que c'est l'occasion de faire un appel à l'endroit de cette population. oui ak loolu tamit moom mooy projet vivre avec l'eau aussi loolu moom mooy liggéeyam. c'est-à-dire dem na ci quartier yi sax ba nga xam ni ci biir quartier yi dañ fay def ay commission. d'accord ak ñoo xam ne ñoom ñoo ay personnes ressources comme délégué de quartier yi ak femmes yoo xam ne dañoo yore ay GIE ñoo xam ne daal ay porteurs de voix lañ bu ñu waxee dinañ leen déglu ñu organiser leen ak ay commission yoo xam ne tey implication boobu bu amee dina tax communication bi gën a jàll imam yéeg yëpp ñu ngi ci biir commission yi pour mën a permettre population ñu xam ni que yenn message yi bu ñu ko véhiculer dina mën a jàll bu baax. alors Thierno on va rester ci côté santé bi parce que am na yeneen secteurs yi nga xamante ne bi danañ ci dugg waaye nag duñu recevoir DRH Dalal Jàmm te nag duñu ñëw ci hôpital boobu la Thierno. waaw hôpital bu mag boo xamante ne nii mi ngi Golf Sud la nekk. seen liggéey foofu est-ce que mi ngi am même fréquentation que bu ñu ko comparer ak ay hôpital yu mel ni Principal yu mel ni Dantec wala pour l'instant tollugul foofu parce que quand même c'est vrai que Guédiawaye tollul ni Pikine en termes de densité démographique mais quand même il y a de la matière si on peut dire. oui xam nga boo nee Guédiawaye sax hôpital Dalal Jàmm dafa nekk Guédiawaye rek waaye c'est un hôpital national voire même international. donc population yi ñëpp Sénégal yi yëpp moom war nañu mën a fajoo foofu. benn te ensuite dafa am ay spécialités yu bëri yoo xam ni ñu ngi ci hôpital bi. est-ce que ñu ñëw ci spécialité yi c'est important. waaw oui parce que boo xoolee néphrologie mi ngi fa. ñu ngi fa yore hématoclinique yore fa aussi. Tout ce qui est ORL. d'accord lépp daal loo xalaat ci bloc opératoire am na mais fonctionnel gul. d'accord xam nga ndaxte ñun commencé gunu hospitalisation. mais boo xalaatee spécialité yëpp ñu ngi fa. médecine interne ñu ngi def aussi am na cancérologie. am na neurologie. am na cardiologie am na lépp loo xalaat rek loo xam nga xam ne ñun dañ ko war a faj. fii ñu ngi koy faj d'ailleurs dañoo bëgg dem sax ba ci transplantation rénale ak greffe d'organe. pour vous dire que hôpital bi benn hôpital d'envergure la boo xam ni dañ ko am mu nekk fierté Sénégal yëpp. très très bien pour le moment nii nag pour répondre ci question Thierno ñëpp a ngi fiy ñëw. population Guédiawaye d'abord. parce que tamit ñoom mi ngi nekk biir Guédiawaye. te ñun bu ñuy ñëw suñu directeur bi dafa def sensibilisation bu baax. pour que population Guédiawaye mun a approprier wu tamit hôpital bi ndaxte ñoo si woon xool ñu si bëri dañ doon déplacé wu di dem faju si hôpitaux yu gën a sore yi. yeneen yu xam ne sore na lool paas bi metti
fay bi metti léegi nag bu nu amee hôpital boo xam ne mi ngi nekk ci seen wet dañ ciy gën a profiter mais il fallait aussi que information boobu ñoom ñu am ko. mais est-ce que population yi yombal nañ leen ko ci côté xaalis beeg yooyu. waaw xam nga hôpital bi rëy na am na spécialité am na ay matériels yu mucc ayib de dernière génération yoo xam ni wax dëgg yàlla ñun amuñu tam lu ñuy rus ak yeneen hôpitaux yu nekk yi extérieur wala dara waaye tamit dañuy tenir compte si nit ñi seen pouvoir d'achat parce que tamit mënuñu ko yore ba pare yore waa dëkk waa géej waaye pare di ko def benn prix boo xam ni dafa élevé ñun boo xoolee prix bi dañ ko encadré xam nga tarif la boo xam ni dañ ko encadré dañ koy topp comme ñeneen ñi nuñ koy defee. très très bien c'est vraiment loo xam ni cherul. alors Thierno ñu ñëw nag ci entrepreneuriat bi ñëw ci économie bi ak art et culture bi aussi. ak famille surtout parce que quand même une remarque bu ñu def bi ñu dalee ñëw bi ñu duggee Guédiawaye ba léegi. saa yu ñu ne entrepreneuriat saa yu ñu ne économie ça revient aux femmes. Est-ce que à Wakhinane Nimzatt également. Même réalité bi la est-ce que fii jigéen ñi ñëw te économie bi ñoom ñooy yëngu ci marché yi ñoom duñu bon góor yi nañ liggéey forcément mais bu fekkee ni comme ni ñu ko waxee Médina Gounass wala feneen ñu ne jigéen ñi vraiment ñooy yëngu ñooy nekk ci terrain bi ñooy nekk ci marché bi ñoom ñooy ñafe pour yore seen i kër est-ce que Wakhinane Nimzatt tamit même cas de figure bi waaw xam nga réalité bi moom ci loolu côté boobu fépp la jigéen ñi dañu mën a daan seen doole fii ci Wakhinane Nimzatt. dëgg la. foo leen fekk ñu ngi teel a yeewu. depuis loolu bépp bu ñu juddoo ba léegi sax fii lañ ko fekk. suñu yaay yi dañuy teel a yeewu ñii ñi ngi jaay jën ñii ñi ngi jaay leneen ak leneen mais en tout cas xool nañu ni ci biir kër yi. suñu ko yorewul tamit ñu ngi ciy mottali lu bari. dëgg la te loolu moom moo am ba léegi. waaye nag bon ñun fii chance bu nu am Wakhinane Nimzatt da ngeen di yaakaar ne damay wax lu bari ci sama mère mais non dafa am benn vision parce que démb rek ñu ngi nekkoon ci benn séminaire ñun ñëpp chaque fois daf ñuy regrouper pour ñu nekk di waxtaan ci situation Wakhinane Nimzatt. d'accord donc démb rek laa leen di wax ni ñu ngi nekkoon ci benn réunion boo xam ni il était question ci xool femmes yi naka nañu mën leen liggéey ak ñoom pour seen vie mën a améliorer wu. très très bien nekk ci jeunes yi aussi naka lañu mën leen encadrer pour que ñoom tamit bu ñu amee diplôme ñu xool nañ leen di mën a insérer. waaw donc ci femmes yi nga xam ne ci ngeen ma woo femmes yi fii dañuy liggéey ñi ngi ci lépp ñi ngi ci lépp te ñi ngi ci ay formation fii chance bu ñu am aussi moom mooy am nañu CREI moom mooy centre de boo xam ne moom mooy permettre jigéen ñi ñuy dem di former wu mais du jigéen ñi kese góor ak ñëpp dañuy former mais boo xoolee actuellement nii jigéen ñi ñoo fay gën a jariñu ñooy gën a dem di former wu parce que yenn saa yi da nga gis benn groupement de femmes inscrire foofu di jël par kii ku ci nekk ak li nga bëgg ñu former la ko d'accord te CREI da lay former ci 3 mois nga am benn métier très bien donc loolu moom moo tax ni que femmes yi fii ñu ngi am avantage di am formation loo xam ni amuñu ko woon avant. am na aussi benn centre bu ñu gis boo xamante ni boobu je pense que baax na ñu wax ci boo xamante ni ay jeunes ñoo ko créé ñuy def formation pour yeneen jeunes gis nañ suñu benn collègue Gabi muy joxe ay cours en infographie gis nañ ñoo xamante ay jeunes la ñuy def ay cours en management yooyu tamit ça veut dire c'est vrai que femmes yi ñu ngi yëngu mais jeunes yi tamit ñoom it tooguñu seetaan ñu defal parfaitement Thierno ndaxte góor ñi aussi xale yi góor yi surtout jeunes yi ñoom tamit xam nañu ni que léegi auto emploi am na sens parce que xam nga bu njëkk ba ku nekk daan am naa diplôme fan laay dugg war naa dugg ci bii entreprise war naa dugg fii tax boo xoolee ni que entreprise yëpp yenn saa yi dañuy fees wala duñu mën a jëlandoo ñëpp waaye bu ñu demee ba génne leen ni leen auto emploi aussi am na solo dunoo ni kon nag jeunes yi nañ leen former koo xam ne formé nga ko ci sérigraphie en 3 mois jox nga ko métier tout à fait koo xam ni formé nga ko ci aussi kii dawal oto parce que ñu ngi jàngale dawal oto boo amee sa permis am nga métier mun nga dawal mun nga kii donc mu nekk daal madame Marième Sy ay formation yi nga xamante ne bi am na solo ñi ngi may pressé de l'autre côté ne ma faaw ñu jeexal waaye nag mënuñu jeexal te duñu wax nag ci centre socioculturel bi nga xamante ne bi daal jeunes yi aussi ñi ngi fay yëngu jëmale ko ci mbirum aar bi waaw bu fekkee ni centre socioculturel bu nekk bi centre culturel bi ngeen di wax bi waaw boobu aussi dafay yàgg na am te boobu permettre na à des jeunes seen talent ñu génnee ko muy comédien bi
muy beneen artiste boo munti doon di nga ñëw foofu lieu la boo xam ne ñëpp fa la ñuy daje pour seen exprimer loo xam ne ñoom loolu la ñuy dund mu nekk fecc mu nekk théâtre mu nekk leneen foofu la ñuy daje te loolu tamit ñoom yenn saa yi dañuy am seen yenn ay projet comme ñu war dañuy génn wala ñu dem jongante feneen sunu maire aussi da siy jàpp bu baax ñoom ñoo leen di accompagner pour bu ñuy dem di jongante jox leen yenn yoo xam ne bu ñu demee duñu sonn si seen i jongante. très très bien centre boobu aussi dafa nekk centre boo xam ne dafay. fan la nekk exactement. mi ngi nekk si Baylaay bi. d'accord Baylaay la nekk. te centre boobu aussi c'est bien géré jeunes yaa ngi fa am na benn centre hip hop sax bu nekk foofu. très bien boo xam ne tamit rappeurs yi dañ fay nekk. alors Thierno on va terminer une dernière question. bon si wàllum formation bi lay des tuuti. parce que c'est vrai que c'est bien que mu am ay centre affaire yooyu mais. ay école de formation professionnelle aussi est-ce que am na parce que y a des écoles yoo xam ne dañ leen labelliser wala dañuy joxe diplôme d'état wala bon même diplôme d'école parce que am na quand même njëriñ bu mu mën a am. est-ce que tey fii ci biir Wakhinane Nimzatt loolu am na fii te bu weesoo avant ñu àgg ci formation professionnelle bi aussi mooy enseignement lycée collège ak yooyu noonu est-ce que côté boobu tamit Nimzatt am na lu doy pour xale yi tamit ñu mën a dem di jàngi sans problème wala. sans di dem fii ba Dakar par exemple. waaw xam nga ñun avantage bu ñu am moom mooy d'abord lycée boo xam ne département bi ñëpp ko bokk. Limamoulaye bi mu ñu am moom mooy lycée d'excellence xale yi bu ñu jàngee ba dem foofu aussi ñu ngi fay jongante di am ay résultats yu bari déjà bii moom concours général bi passé lycée bi moo jël deuxième. donc fierté la donc il faut ñu wax ko tamit si suñu kii la mais bu fekkee yem nañu si Wakhinane Nimzatt am nañu ay école publique 11 très bien am nañu 11 écoles publiques yoo xam ne aussi mairie bi da siy dugal loxoom bu baax parce que écoles yi kese ak yu subvention yu ñu am du doy il faut que aussi commune bi mairie bi di si dugal loxoom pour accompagner leen jàppale leen c'est-à-dire am si ay livres ay cahiers ak aussi di leen di fayal même seeni facture ndox ak électricité c'est vrai waaw parce que loolu aussi dafa di ay difficultés yoo xam ñoom bu ñu ko amee mairie bi da cee war dugal te chaque année mairie bi loolu lay def am na aussi am nañ fi benn CS Pikine Est boo xam ne aussi CS bu baax la dañ ko léegi kii def ñaari école ñaari CS yoo xam ne xale yi aussi bu ñu amee seen entrée en sixième foofu la ñuy nekk beneen bi sax presque nekk na lycée parce que am na première ak terminale donc loolu moom mooy def que xale yi fii am nañu ay école waaye aussi bu ñu ko yokkee dina doy parce que classe yi aussi il faut que ñu koy désengorger tuuti di muy moins d'élèves dans les classes moins d'élèves mu bañ a bëri ay élèves ñu espace yi di baax waaw bu ñu amee espace waaw yokkal leen aussi seen ñu leen di jàngal yi di leen di jox ay livres waaye moom ñu ngi koy am vraiment ay livres ay cahiers yëpp dañu koy am banque islamique bi dañu leen di jox ay cahiers ay livres franchement si côté boobu moom ñu ngi sant nag suñu ngànk département bi suñu maire ville ak suñu maire commune El Hadj Thierno Dramé ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax oui gis nga Tafa Cissé bi soo fi dressé table ba léegi amagul jàmm waaw léegi nag xam nga gémmiñ baa ngi raf ak yeneen Tafa Cissé yu ndaw yi ma gis waaw justement parce que rek Thierno da nga may permettre mais aisément ma def nii rek daal di tourner nii rek dem ci Sophie mais nag yaa ngi wax Cissé yi man tamit ma ne saareen yi dinañu kontaan tey kon nag sama xarit Sophie maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax ci Wakhinane Nimzatt waaye gis naa ne daal da ngay préparer waaw Wakhinane Nimzatt xam naa ne daal li xale yi bëgg daal mi ngi ci waaw Sophie maa ngi lay dalal jàmm c'est un plaisir maa ngi lay fay yaa xam di kontaan tamit di ànd ak yéen ci plateau bi tey nag ñu ngi suñu fief rek nekk biir Géejawaay waaw ngeen fekk si ma moo tax tey gis nga nii laa def andi naa li nga xam ne mooy poulet braisé ak riz cantonné poulet braisé déjà nii waaw déjà nii commencé naa defar riz cantonné bi waaw gis nga nii dama teg oignon bi def tuuti beurre bàyyi ko muy blondir ma jëloon marmite ba ceeb bi def ko ci nii bàyyi ko mu égoutter tuuti damay jël rek daal di ko ci sotti directement nga nii bu ma ko ci sottee yaa xam damay continuer rek di mélanger waaw su ma mélanger nii nag ba pare damay jël sama couvert daal di koy fermer ci kanam tuuti aussi ma continuer am naa maïs doux am naa petit pois am naa jambon
am naa li nga xam ni mooy sama marinade bu ma defar bii nag laay jël def ko ci poulet bi pour mënu ko lakk. d'accord ak tuuti moutarde mu bañ a bari aussi. am naa sauce soja. am naa ñokmaan loolu lépp daal day dem ci li nga xamante ne ni moom laay préparé tey. kon daal nii nga nar a defal waa waaw lii Wakhinane laa nar a Nimzatt def tey. très très bien Sophie ñu ngi lay gërëm. D'accord. mbokk yi di leen fàttali nag ne que tout au long de l'émission incha allah dinañ ci ànd ak chef Sophie tey mu indi poulet braisé ak riz cantonné Thierno merci beaucoup léegi nag laata may recevoir sunu xarit madame Cissé Kodou madame Marième Sy riz cantonné bi ak poulet braisé bi loo ci wax. saf rek. Aha. parce que nag sànq ba léegi may waxanteeg yéen maa ngi sàcc bët di xool foofu. déedéet kay. waaw xam naa ni moom dina neex te xam naa dinañ ko rivalisanteeg ak xale yi ni ci ginnaaw. waaw gis nga loolu waaw. en tout cas di la fàttali nag que RTS 2 dafa am benn émission bu tudd Cuisine Express pour les femmes. Ok. dafay gaaw rapide Sophie moo ngi koy def te dañ koy diffuser sur notre chaîne. donc waa Wakhinane Nimzatt aussi ñu ngi leen di ñaan ngeen koy seetaan parce que gaaw na. oui dinañ koy Thierno seetaan. yaa xam boo ma mayee ma wax population yi aussi bu ñu Waaw. fàtte à partir de demain 8h30 Waaw. suba teel bu ñu xëyee julli fajar ba pare ñaanal suñu lion yi dañuy basket dëgg la. ak Guinée bu ñu dem tëddi te kuri si jàkkaarloog télé bi RTS 2 Très, très Afro bien. Basket du 18 au 27 sur nos chaînes et c'est en direct. et c'est en direct Très da bien. ngeen jàpp Tafa Cissé sinon dina yàq liggéey bi mais xool ginnaaw bi rek. merci beaucoup Thierno mbokk yi ñu dem xool nag sujet madame Cissé Kodou Mohamed moom mu ne vive les vacances ñu ne parc d'attraction fii ci Guédiawaye ñu xool sujet bi recevoir ko fii ci sunu plateau. Vacances yi jot na école yi tëj na xale yaa ngi kontaan di fecc di initiative bi ñu jël nii pour installer manège bi ci banlieue bi franchement parler c'est quelque chose qu'on a mûri depuis l'année dernière lañ ko njëkk a essayé et ça a marché en fait moi j'ai vu que nii vraiment xale yi banlieue bi ils ont besoin de ça parce que boo xoolee généralement seen parents yi dañu doon déplacé wu di jël taxi dem ba ci yeneen zones yi en ville ah pour yóbbu leen ñu divertir xale yi aussi tamit ils ont besoin de ça. ñu am fenn fu ñuy foyee bon parce que déjà fii boo xoolee dafa jege plage bi te plage bi c'est dangereux kenn waru fi sangu n'est-ce pas bon bu xale bi ñëwee pour dem ci plage bi gis affaire bu mel nii mais mun na bañ a egg ci plage bi fii lay yem foo li muy foo tëb dal après dem ñibbi ñun nag loolu lañ ci jublu moom moo tax ñu def ko vraiment di saluer ñu jàppale pour ñu installer wu fii autorité bi fi nekk nii bon franchement parler bon en l'occurrence maire Aïda Sow Diawara ñu ngi koy remercier bu baax a baax parce que l'année dernière tamit moom moo ñu jàppale woon. ñëpp dem ci place yi concert yi moom doon nan dama ñëwoon tey ci manège bi indi xale yi parce que jege na ma ndax dama daan déplacé di yóbbu xale yi ba Dakar te xam nga dafa xaw a sori boo dee famille nombre doo man tout le temps ngay gàddu xale yi di leen yóbbu comme nag jege nañu ca mi ngi suñu wet ñu profité ci daal dëgg yàlla ba arrangé nañu torop nag ndax sinon boo dëkkee ci banlieue bi da ngay tàyyi toujours di déplacé xale yi di dem ak ñoom tuuti mën nañ fi nekk ay at duñu xam tune manège duñu xam dara lu xew ci Dakar boo calculer passe bi kenn ku ne boo leen yóbboo ñoom ñëpp nga paasale boo calculer de li ngay fay fi moo gën a yomb. xale yi ñoo ngi jóge ci banlieue bi partout ba parcelle soo génnee ba parcelle ci banlieue bi partout ñoo ngi fi. am nañ fi 6 jeux am nañ fi kérosène am nañ fi baby car am nañ fi des jeux gonflables am nañ fi aussi des chaises roulantes am nañ fi aussi des jumping et trampoline voilà. À venir aussi war nañ fi installer d'ici peu de temps tamit ay voitures tamponneuses mag ñi dinañ ci jouer ñëpp dinañ ci mën a jouer daanaka daal ñëpp mën nañ ci bénéficier wu quoi incha allah. waaw mu doon nag parc d'attraction bu nga xamante ne bi waa Golf Sud daal kontaan nañ ci fii ci Guédiawaye ñu ci nuyu nag bu baax a baax madame Cissé Kodou Mohamed ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm toujours rek di liggéey ngir bégal xale yi Kodou mu nekk parc bu nga xamante ne bi daal am na solo parce que comme ni ñu ko waxee nekk fii à chaque fois war a yóbbu ay xale ñu foo ba Dakar fe naa ne bon c'est une très belle initiative. Absolument salaamaaleykum yaa xam di nuyu suñu invité bi madame Sy di nuyu nag population bi ñu fi fekk yëpp yaa xam ni ma la ko waxee rek mbégte bu rëy la ñu am di ñëw fii ci banlieue bi mooy li ma la doon wax xam nga dañ naan léegi banlieue
Voilà, parce que ñun Tam Tam Vacances yaakaar naa ne dinañu wone bu baax a baax que la banlieue est un très 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 beau lieu. Tout à fait. Et bon lieu. Kon nag damay ñëw ci xale yi rek comme ni ma ko waxee yaa xam nga parmi les droits de l'enfant dafa am lu ñuy wax droit à l'épanouissement. Donc droit à l'épanouissement au même titre que droit à la santé, l'éducation yeneen ak yeneen parce que dafa bokk ci li nga xam ne moom mooy defar xale bi développement psychomoteur am. Léegi nag banlieue bi ñu ne mooy ko woon ne amul woon ay aires de jeu yoo xam ne xale yi en tout cas dinañ fa mën a dem di foo comme ñeneen ñi nga xam ne dañu nekk en ville. Alors Dakar boo daan seet dañ naan Magic Land donc publicité gratuite mais le problème c'est que tout le monde disait que Magic Land non seulement dafa sori pour la banlieue mais dafa cher. Dafa cher aussi bien pour ñi nga xam ne ñoo nekk Dakar nga wax ma la nag nga jógee banlieue di fay taxi boo demee foofu ak GIE. Donc ñoom ñu daal di am initiative bu xam ne macha allah c'est à saluer def foofu aire de jeu boo xam ne y a les mêmes jeux yi nga xam ne ñoo nekk Dakar mu nekk fii. Donc parents yi comme ni ko soxna si waxee am na ñoo xam ne dañoo jógee Parcelles. Donc ñii dañoo jógee Guédiawaye ñii Pikine c'est pour la banlieue. Et xam naa nag loo am feneen. waaw boo amee fu la jege. day gën a neex. xam naa suñu invité moom. dina ci war a mën a sawar war ci indi dara. tout à fait boobu mooy premier parc d'attraction bi nga xamante ne bi mbokk yi ñi seetaan am na fii ci Guédiawaye madame Marième Sy comme ni ko Codou waxee nag defe naa ne am sa bos dafa ciy baax te yaakaar naa ne fii tamit xale yi suñu amoon jël fan ngeen toll ci mbir moomu parce que am naa yaakaar ne chaque fois boo leen toogee di waxtaan ak di def ay réunion yaakaar naa ne xale yi tamit da ngeen leen di beral loxo nag saa su ne ak jigéen ñi. waaw yaa xam loolu moom am na waaye d'abord ñi ngi féliciter madame Aïda Sow Diawara ci lii mu xalaat ba nga xam ni jeunesse xale yi ndaw yu nekk ci zone ci commune am ak ñeneen sax di ñëw ndaxte xale moom lépp lu mu am rek pour di bëgg di kontaan moom yelloo na ko dañ ci war di dox bu baax. ñun nag boo gisee Wakhinane Nimzatt ñi ngi ci phase projet ci loolu parce que dañoo amoon loo xam ni dañ ko waroon a régler ba pare muy problème inondation. D'accord. Parce que inondation bi doon nga xam ne espace yoo xam ne xale yëpp waroon nañ fi doon fooy bi day am ndox xale yi taluñu ko woon sax ndaxte dañuy épanouir ñu ndaxte inondation fu mu am xale yi duñu nelaw yooyu di feebar xalaa amaguñu woon loolu donc il fallait régler ce problème là ba nga xam ne dinañ am ay espace pour ñoom ñu mën a épanouir d'ailleurs boo xoolee fii ak bassin yi ñaari bassin yi si lu ko wër lépp am na ay yuñ fa def yoo xam ni ay balançoire yoo xam ni xale yu nekk ci ginnaaw waaw boo ñëwee di nga gis xale yi espace bi fi nekk yëpp exploité nañ ko pour xale yi di ci fo côté bi aussi mu nekk partie boo xam ne dañ ko jox sportif yi parce que xale yi aussi dañu bëgg sport mais ñun avant ñu doon nekk ci projet boobu sax dañoo jël xale yi aussi xam nañu ñu bëgg sport lañu ñu nekk ci ay projet yoo xam ni dañoo jël ñetti site def ko site boo xam ni xale yi dañuy def handball depuis le bas âge di def basket di def football boo xoolee projet yi mi ngi nekk Kawsara parce que Kawsara am na club de basket boo xam ni sax niveau départemental la ak Guédiawaye football club aussi niveau départemental la national même donc yooyu tamit il faut que xale yi ñoom lu ñu jugoon wax nooy sport bi nu jël 3 sites yoo xam ni Kawsara ak Gàddaay ak littoral ñu def fa ay points yoo xam ne ñu fa am yëpp dañ koy réhabiliter defaraat ko à hauteur vraiment ay millions yi lu bëri lañ ci def ak ay partenaires pour sport boobu noonu léegi bu ñu fa jógee rek yaa xam tout à l'heure maa ngi doon waxoon ne ñun nekkoon nañu fenn si fu mucc ayib di ci waxtaan si xale yi nan nañu mën a épanouir si loolu aussi dañu xalaat ni que voilà léegi réglé nañu problème inondation sportif yi ñu ngi leen di defal dara léegi jeunes yi gën nga xam ne vacances bu jotee il faut ñu xalaat xam nga waaw parce que tamit boo xoolee lu Aïda Sow Diawara def ñun duñu am complexe reprendre parce que dañuy def benchmarking da ngay xool sa morom lu mu gën a lu muy def lu baax nu jël ko et le maire loolu daf ko approprié wu ni loolu il faut ñu def ko xam naa ni vacances yi di ñëw incha allah suñu doom yi dinañ toog fii Wakhinane Nimzatt yaa xam soo ma ko permettre li ma fay dooli rek mooy en fait du initiative bu maire bi mais initiative privée la doomi gox bi doon tukki ñëw gis ne que xale yi manqué nañ loolu mu def ci loxoom donc c'est pour man une façon de faire signe à toutes les bonnes volontés ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk fii parce que fii pour ñu defar ko c'est pas juste les autorités municipales ñoom ñoo ko war a defar mais kenn ku nekk ku yeewoo fii nga mën ko am xarañ bi am xalaat bi wax nga ko mën a def
bu ko defee nag ñoom tam ñu jàppale leen si parce que je pense que ni pour ñu développer cité bi il faut que kenn ku nekk nga def ci sa loxo. très bien donc maire bi lu mu def noonu c'est vraiment bien. soutenir une initiative privée boo xam ne c'est pour le plus grand bonheur de tous les enfants. li nga ci wax am na solo koddu waaye nag dañuy xuus toujours ci émission tam-tam bi ñëw ak yow nag ci marché waaye du ma def rek lu dul ñu dem xool la ñu ci indil mbokk yi dellu si waat mën cee waxtaan di fàttali nag ne ñu ngi fii ci Wakhinane Nimzatt commune bu nga xamante ne bi mi ngi fii ci Guédiawaye di leen nag indil seen émission tam-tam vacances ñu dem xool yi dellu si waat. ñu ngi fii ci marché Jàmmalaay ñu gën ko xam ci marché Gueule Tapée li ko waral toxal gu ñu toxaloon ci ay ati at ci ginnaaw jaaykati jën yi nekkoon ci marché Gueule Tapée ci kanaalu Gueule Tapée ba booba ba léegi nag marché bi bokk na tey ji ci marché yi gën a mag fii ci Ndakaaru. fii mooy marché Jàmmalaay jën wu la jaaxal moom boo fi ñëwee gis ko macha allah moom am nañ jën xanaa nag jamono yi ñu toll moom jën yi moo seer waaye moom am nañ jën moom macha allah. Sompat ay sëdd ay ñaaw neex ay ileer yooyu am nañ ko yaax coo ko ci njaana sëdd marché poisson lañ koy jëndee bu fekkee marché poisson amul dañ dem ba Yaraax. commerçant yi di bàyyeekoo fu ne li waxal ñu fiy fekk daanaka bépp xeet wolof yi susu yi halpulaar yi joolaa yi ak soose yi di fi daan seen doole te it di ci gis seen bopp bu baax. ñu ngi fii marché bi dafa nekk ba bëgg a dee man Guinée laa te damay jaay bisaab man soose la soose nag ak joolaa boo gisee ñu topp bisaab bi bisaab dafa baax. bisaab nag ku nekk duggal sa loxo ngay jënd noo ko toggee baax na noo ko lekkee baax na. Safi maa ngi lay nuyu asalaamaaleykum Safi damaa bëgg nga ñëw ci Mariama Sané nga ees marché Gueule Tapée ci Mariama Sané ma ñëw jaay la bisaab ak jakatu ak kanja. ak netatu lii mooy mën a ànd ak géej mu bëgg ji ko teg ko ci ceeb wala ci kaldu wala ci soos foo togg foo ko defee baax na. client yi rawatina jéeg ji taamu lool marché bi di jóge fu ne Jàmmalaay Pikine Kër Massar Guédiawaye Parcelles Assainies ak li ko wër li ko waral marché Gueule Tapée bokk ci marché yi ëpp légumes ni Castor mbaa Tilène wala sax Caaroy waaye nag bokk na ci mbébétu client yi rawatina commerçant yi mairie bi ak préfecture bi gën leen a taxawu ci yokk kaaraange gi ci setal marché bi ñuy sàkku te it di yaakaar ndimbal ci kilifa yi yor marché bi. oto yi jaar beneen partie bi jaaykat yi récupéré nañ ko ñëpp di ko seetaan préfet bu Patte d'Oie ñëw na fi constaté ko ne def na arrêté baa ngi su la neex mën naa la ko woon waaw arrêté interdit nii jaay nañ tere nañ ko tey fii léegi nag commerçant yi ñoom ñoo doon cotiser seen xaalis di ko def mer nan cotiser tuñ dërëm vidé tuñ vidoir donc ko bàyyi muy écoulé parce que mënoo di jël sa xaalis di ko ñàkk ba pare doo am li nga bëgg ñu dañ doo ñàkk suñu xaalis pour bañ bugg marché bi set. koddu ñu gis nag image yi nga xamante ne bi wane nañ ko la nga ñu ci indil nga baamtuwaat marché bi parce que tamit defe naa ne gox yu ne marché nag dafay am solo lool rawatina nag marché bi nga xamante ne bi koddu madame Cissé demoon nga fa. waaw te marché bi xam naa ne war nga fa xam. xam naa it madame si xam na fa. donte mi ngi fële ci rond point Case ba. bokk ci Guédiawaye. alors marché la boo xamante ne si ginnaaw marché Tilène. ginnaaw Castor wala sax fi nga xam ne moom moo di caaro yi boo bëggee légume da nga fay dem. dëgg la marché bu ñu ràññee gis nga ko légumes yi ni mu yànjee ci rafet donc mu nekk marché boo xamante ne si dañoo comme ni nga ko doon wax sànq maa lay dégg ci ndorteel émission bi ñu déplacé marché Gueule Tapée fële ca Gueule Tapée nga xam ne benn instant dañ ko doon tabax dañ fa jëlee woon ñi doon jaay jën yóbbu leen foofu ginnaaw si am ñu jógee caaro yi ñëw mu dem ba marché bi mag très bien léegi nag madame Cissé dafa mel ni suñu xarit Sophie dafa mel ni yow tamit est-ce que sax du marché Gueule Tapée nga demoon parce que daal salade yi ma gis ak yooyu te am na yaa xam am na ku ko fa nuyu de benn mbokk CSM gisoo ko noonu mu naan ko Sophie yow laa wax waaw léegi Sophie marché ban nga duggee fële Gueule Tapée wala.
waaw marché Gueule Tapée laa duggee moo tax diisoo sama mbokku joolaa boobu jotal na ma jox kànjeeg bisaab ak kii waaw mais comme te man joolaa laa dama ko kaldu kër ga rek lekk doogay ñëw waaw Sophie fan nga toll nag ci sunu riz cantonné bi waaye tamit ci sunu poulet braisé bi nga xamante ne bi ba ca kanamee Sophie bëri ngay candidat de ci ginnaaw bis bëri ngay candidat moom kay fi mu ne nii poulet yaa ngi nii jot naa ko mariner ba pare waaw def naa fii tamit li nga xam ni mooy oignon bi def ci tuuti poivron pour defar benn sauce rek boo xam ni mooy accompagner li nga xam ni mooy riz cantonné bi très bien côté bi aussi am naa fi li nga xam ni mooy ceeb bi waaw gis nga riz cantonné bi nii laa ko commencé déjà dama ko mouillé waaw ak tuuti ndox pour mu gën a mën a ñox ma def ci li nga xam ni mooy petit pois bi petit pois bi nag bi yoon jëluma pot bi dama utiliser li nga xam ne mooy petit pois local bi nga xamante ne nii moom moo gën a bëri ci banlieue bi boo xoolee d'accord moom laa jël moom laa ci def ni léegi damay ub rek yaa xam bàyyi mu ñorandoo bu soble bi ñoree tuuti ma daal di jël poulet yi braisé ko daal di jël li nga xam ne mooy riz cantonné bi def ci li nga xamante ni moo ci war a dem yëpp ñu daal teg de côté ci kanam ñu dressé. très très bien en tout cas li ñu gis daal xam naa ne neex la nar a doon alors juste un mot par rapport ak marché yi parce que gis nañ ne que Njaareem am na marché am dem nañu Gueule Tapée marché fii ci Wakhinane Nimzatt. waaw marché fii am nañu marché bu bees. waaye marché bi dañ cee xaw di si jonganteeg sunu beneen waa commune. donc loolu moom moo tax fu mu nekk nii puisque joxe tant que joxeguñ ñu vraiment lu si kon moo ko war a yeyee. xëy na duñ ci mën a sori torop. très bien waaye marché bu bees boo xam ni waa Wakhinane Nimzatt nitu waa Wakhinane Nimzatt ñoo fay jaayee. nitu waa Wakhinane Nimzatt aussi ñoo fay nduggee. ñi fi ñëw ñëpp xam nañu marché bi fii la gën a yeyoo nekk daal waaw defe naa ne arrangement à l'amiable dina mën a am certainement te xam naa ni Wakhinane Nimzatt bi nga xam ne ñoo fay jaay ak di fa nduggee dinañ leen ko jox Kodou di la sant di la gërëm bu baax a baax marché yi nga dem am na solo la nga ñu indil ci xale yi am na solo kon nag ñu wax ba beneen yoon ci beneen gox incha allah. effectivement donc ce sera toujours un plaisir ànd ak yéen ci Vive les vacances comme ni ñu koy waxee rek école de foot xale yi dañuy vacances voilà. merci beaucoup kon nag mbokk yi du ñu def rek lu dul dem régie dellu siwaat dañuy kontaan lool parce que nag artiste bu mag fekk si na tam-tam vacances RTS 2 fii ci Wakhinane Nimzatt ñuy am mbégte lool waaye laata nag xam naa ne ñu koy gis madame Marième Sy am na artiste boo xam ne sànq dama dégg nga naan dafa am morceau boo xam ne daf la neex ci moom. waaw man moom si artiste. waaw bu ma neex nii wayam. am na yu bëri waaw damay mais déglu ki toog sa wet ban morceau ki toog sama wet moom. mbëggeel lu muy woy. lu tax parce que woy bi dafa neex. musique bi dafa neex. clip bi dafa rafet. et puis paroles yi dama xalaat ni moom si xolam la ko jëlee bu baax bu mu koy woy. bi mu koy woy waaw kon dinañ ko laaj asalaamaaleykum Carlou D. RTS 2 kontaan nañ ci yow parce que nag vraiment déplacement bi nga def jóge Dakar fekk ñu ci Wakhinane Nimzatt nga gis nag ne que RTS 2 dafa fas yéene ci vacances yi ñëw ci banlieue bi parce que bu ñu ne banlieue léegi ñun dañuy wax banlieue on a fait Pikine ñëw nañu Guédiawaye franchement jege suñu population et en tout cas c'est tout un plaisir pour nous de te recevoir ici. merci beaucoup. Le plaisir est partagé. ñun kontaan nañu parce que ci banlieue bi moom du ma préciser trop ci différence bi parce que ku nekk ak fi nga yëg sa bopp. dëgg la dafay baax nag ngeen di tas bien sûr wàcc ba ci banlieue bi jox leen li ñu moom. parce que yelloon nañu ko je pense. donc am naa mbégte trop ngeen boole ma fii nii vraiment. très très bien alors mu ñëw nag ci vraiment ci sa ay morceaux xam naa ne carrière Carlou D def naa ne RTS 2 ñëw na ci ñëwaat ci. waaye dafa mel ni madame Marième Sy parce que nag Carlou D mooy sunu invité tey mu ne mbëggeel bi ma bëggoon laata ngay yéeg xëy na am loo ñu defal nga ñëw tuuti ci paroles yi très rapidement ndax bëggal ko rek parce que suñu invité la tey. waaw paroles yi muy wax dafa am sens. je pense que suñu métier li ci bari li nit ñi di gis mooy fecc bi. mais je pense li ci ëpp solo mooy message bi. dëgg la ngay déglu artiste bi mën di jariñu ci li muy wax. ki nga xam ne moo koy déglu bu ko fekkee ci yenn situation yi. mu mën a am ko wax ak moom. di wéet ak moom di ko déglu. di suivre ay conseils donc artiste bi aussi war na lépp lu muy wax mu nekk lu dëggu loo xam ne. doomu aadama mën na ci jariñu. li ma wax ci parole rek mooy mbëggeelu caaxaan man taxuma jóg.
dëgg la waaw mbëggeelu fo taxuma jóg. très bien mbëggeelu minute ak et cetera. mbëggeel bu dëggu daal. waaw moo ma tax a jóg. te nag defe naa ne loolu mooy dëgg lépp lu nit di def yàlla na fekk Carlou D mu nekk dëgg xëy na nag laata ngay dem ci benn playback ñu bàyyi la nga lancer un message parce que Tam Tam Vacances dañ ko wax RTS2 divertissement mais intelligent c'est-à-dire que dinañu fo dinañu ree dinañu wone ay localités et cetera mais dañuy bëgg fu ñu jaar ñu waxtaan ak population bi la dernière fois ñu ngi woon Golfe Sud ci plage Malibu bi di ñaax toujours xale yi ñuy def attention ci plage interdite yi ñu ngi ci vacances xale yi c'est vrai que bu ñu amul ay place il faut ñu am fenn fu ñu dem waaye dafay baax tamit ci ay porteurs de voix ñu am ay messages forts yu ñu lancé parce que chaque fois on reçoit soit des lutteurs ou des artistes ci ay endroits ñu waxtaan ak population bi Carlou D. waaw merci beaucoup occasion bi nga ma jox ni je pense que bi may ñëw rek suma doom Mamadou Moustapha bi il a 7 ans. ñoo ngi koy nuyu. waaw maa ngi koy nuyu de passage moo ko balaa may am problème su ma ñibbee yaay Dior ak maam Fatou voilà donc bi may ñëw mi ngi naan ma papa samay ànd ak suma xarit yi est-ce que mën naa dem mën a ko jamais nga génn ci kër gi te waxuloo ma fi nga jëm fan la. Absolument il a que 7 ans en plus. il a que 7 ans. Ah bah oui. donc mënul xam danger bi muy dem fekk ji. su ànd ak ay morom xam nga xale moom xale la lu ko neex rek la xam donc parent bu nekk bu sa doom di génn fexeel ba fi muy dem nga xam fan la donc fi muy dem boo la nee géej la nga wax ko li nga ko wala nga boole ko kenn yaa xam daal jikko bi nga xamante ni bëgg nga ko dugal ci moom je pense loolu mooy mesure bu njëkk bi xam fi sa doom di dem fexe ba balaa muy génn mu ñëw tàggu la voilà donc loolu mooy mesure bu njëkk bi xale yi tamit ñu xamal leen que plage yi du yëpp la ñu mën a dem sangu am na plage yoo xamante ni may nañ la nga sangu am na yoo xam ne mayuñu la nga sangu ci donc ñuy passer information yi di ko wax xale yi tas ko parce que tamit géej tamit dem féexlu dafa baax ci vacances yi am na tamit yeneen occupation yoo xam ne am na ay groupe de danse man je me rappelle à l'époque dama doon def fecc Oscar des vacances musuma am jotu leneen voilà donc am na yeneen occupation yu ñu war a mën a def ci vacances yi ñu dem defi ko. très très une question madame Mariam Sy à Carlou D balaa muy def sunu ci benn playback. man dama koy laaj rek carrière am parce que man suivre naa la da nga nekkoon di way ci beneen rythme après nga jékki-jékki di évoluer di dem di way ci benn rythme moo xam ne man vraiment neex na ma mais bu njëkk bi yow da nga doon way ak le corps di fecc bu baax a baax de vraiment ci sa fecc noonu na ngeen doon ressortir musique pour man alors léegi nag da nga gën a dal da ngay way soft pour man xëy na loolu la sa micro madame da ngay way lu kii man tam loolu neex na ma alors pourquoi évolution boobu nan nga ko transition boobu nan la amee ak yooyu yëpp waaw man dama ñëw fekk nekk ci diggante benn ñaari génération c'est-à-dire dama ñëw fekk Sénégal réew musique mbalax la ma judd ci hip hop music di màgg nag màggaay boobu boole ñaari culture mu nekk benn mélange boo xam ne mooy daw suma yaram ba pare nekk un danseur maa ngi wax léegi ne que j'ai commencé avec la danse donc loolu est-ce que ci suuf si danse bi dina yomb fecc nañ fu nekk d'accord waaw fecc nañ fu nekk donc musique boobu sooy màgg mënuñu continuer rythme bi ñu commencé woon nga xam ne dañu bëggoon nit ñi xam ne li ñuy def mën nañ ko donc léegi bu musique bi di am benn maturité danse bi aussi daf ciy topp donc mais sama soirée boo fa ñëwee xam ne Carlou tëb bi moom mënu ko bàyyi dinaa la seetaan si incha allah mais na nga woy mbëggee la d'accord alors Carlou D nga gis nag suñu xarit Sophie aussi laata ngay dem parce que tamit dañu am côté gastro waaye gis nga Sophie li muy defar Carlou D de yaa ngi koy gis macha allah mi ngi braisé ay ginaaram de doy na waar ginaar yi ma sànq ba tey moom laay bàyyi xel rek ginaar yi daal moom laa fixé nii rek macha allah Sophie ak riz cantonné bi doy na waar waaw daf ci def riz cantonné bu ci kanam waaw loolu am na solo ñu boobu wax dina baax ci vacances yi de riz bi ñu war a lekk ñu koy préciser am na solo très très bien waaw Sophie fan nga toll waaw yaa xam comme ni nga ko gisee nii rek maa ngi braisé li nga xam ne mooy poulet bi déjà gis nga ni côté bi war na doore waaw dama koy def nii rek tourner ko parce que ñun des fois yaa xam ni ñuy toggee ginaar dafa xaw a doy waar dañuy jël dëwlin bu bari rek daal di koy saax ba mu wow te baax na de temps en temps ñu koy teg ci feu bi lakk ko daal di génnee tuuti gis nga nii ci kanam tuuti rek mu pare côté bi doore na sama riz cantonné aussi moom presque pare na dama koy ñëw rek teggi directement
daal di koy mélanger def ci ingrédients yi ci war a dem. Très su bien. ko defee ñu dresser suñu plat. très très bien kon nag mbokk ñuy seetaan Sophie léegi mu pare ñu ñëw nag Carlo di am nu mu def ak ñun en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant laata ngay dem nag fii et les projets rapidement laata ngay taxaw. yooyu projet yi ñu ngi génne album incha allah ñu ngi def promo bi un peu partout. dans Dakar nekk petit théâtre tous les samedis. di fa jouer ak sunu ay fans di joxe un rendez-vous nag annuel. très très ñu bien ngi def grand théâtre très bientôt. am na aussi une grande date bu ñu war a def à Paris. et en Belgique aussi. Très, ñu ngi très xool yeneen dëkk yu ñu ciy aat pour def la promotion de l'album Line D. mon D'accord. septième album. waral àdduna demal fu la neex doo gis ku mel ni moom sunu waa ji kenn du moom Café Touba la ni naan di waxtaan ci baaxu borom ndigal fa yàlla fa yàlla fa yàlla fa yàlla Bamba fi mu nu jëme ñun moo nu gënal fa mu nu jële ndax baay faal baay faal baay faal baay faal ñoo bëgg maam Seera Faal dabay maam Seena bu Njaay tax nga ba benn góor ya bu noo maam Seera Faal ñoo bëgg maam Seera Faal dabay maam Seena bu Njaay tax nga ba benn góor ya bu noo maam Seera Faal murit kenn du ko kafe yàlla ki tax muy safe fu mu dem day saf ni kafe Bambaay ki tax muy lambe fépp 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 Bambaay ki tax muy lambe fépp wëral àdduna demal fu la neex doo gis ku mel ni moom sunu waa ji kenn du moom Café Touba la ni naan di waxtaan ci baaxu borom ndigal fa yàlla fa yàlla fa yàlla fa yàlla am Bamba fi mu nu jëme ñun moo nu gënal fa mu nu jële ndax baay faal baay faal baay faal baay faal nangu jël na cëru bañ faal ku ko bañ di nga gëj a añ sa xolay fees dëkke iñaan ngay dëkke ñaan kenn du la may ngay newi di rees doo gaaw a dee di diig di dem doo yegg suuf doo wow doo nooy doo dëgër doo saf xorom doo saf suukar doo mat kilo doo mat liibar doo mat yembar doo mat bër kon jëfal ñu jëf ku jëful ñu jëf ci Bamba ji faal jëfal تجبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ميرسي مام بامباي درجة سيرفا تجبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ميرسي مام بامباي درجة سيرفا oh my God Carlo di nice na. jaajëf. oh nice na. tàccul leen ma Baye Fall bi waaye bu baax a baax. nice na. Baye Fall la. alors ñu continuer nag ñëw ak yéen mbokk yi ak bon plan ànd ci ak Didi bu ñu ne bon plan nag ay gox yu nga xamante ne bi war nañ fa mën a féexlu war nañ fa mën a def lu ne ñu dem seeti sujet bi dellu siwaat mën a waxtaan ak Didi ci plateau Tam Tam Vacances je rappelle que ñu ngi ci Waxinaan Nimzatt. dafa amoon bu njëkk benn genre bar restaurant bu ñu tuddee woon Malibu nit yi doon ko fréquenter après nag ñu dem ba ci biir ñu gis ne mœurs bi dafa commencé di yàqu ñu tëj Malibu yàq ko amatul mais nit yi continuer di fi ñëw dafa nekk plage boo xam ne bu neex bu rafet soo ko gisee géej bu neex la mais bu dangereuse tamit c'est une mer très 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 dangereuse ñu fiy ñëw ñu bare dëkkuñu fii dañuy jóge ci yeneen cité la ñuy jóge ñëw Pikine Thiaroye ba ville sax am nañu jóge ville ay Gueule Tapée dañuy ñëw sangu si fii parce que dafa nekk plage boo xam ne configuration moo rafet. alors ñooy jóge Amo 6 avec la famille les amis
donc juste pour passer un peu de temps à la plage. Voilà, comme ni ngeen ko gisee rek fii on est en vacances te bu ñu jëlee vacances dañuy préférer ñëw fii nii. parce que d'habitude fii plage Malibu dañu fay defaral pour ñun élèves yi bu ñu jëlee vague ñëw fii di fiy noppalu. ku nekk da ngay ànd ak sa njaboot indi fii ñëw toog féexlu jënd sa gerte naan sa café Touba jënd sa madd jënd sa ay popcorn le soir am na ñoo xam ne au lieu ñuy dem ba restaurant en ville. ils préfèrent ñëw fii am na ay poulet braisé am na poisson braisé ay lakk jën yu neex yu 7 ans je te dis hein vraiment c'est des gens organisés propres ñoo nekk fii di fi jaay fii lu ñu fiy jaay yëpp vraiment macha allah. fii dafa influent quoi day bëri nit looloo tax xam naa jaaykat yi ñëw fii di jaay te xam naa ne ñoo ngi ciy centre seen bopp bu baax. am na ay différentes activités yu fi am ñi nga xamante ni dañuy jaay café am ñi nga xamante ni dañuy jaay lekk genre am ñi nga xamante ni ils sont en train de faire de sport. boo xoolee daal ku nekk da nga am sa benn petite activité bu tax nga ñëw fii. sama réew Sénégal dañ fiy entraîner du lundi au vendredi quoi de 17h30 à 19h30 entraînement bi ñuy def du entraînement mbër entraînement moom sa yaram la quoi donc soo leen xoolee ñëpp ñu fi nekk dañoo jugee ay horizons différents ñiy Guédiawaye ñiy Cambérène ñiy Pikine dajaloo fii quoi lu ñu def lan la tàggat yaram dans le respect dans la discipline takk suuf profiter ci air pur bi foo kaf ñu tàggatoo ñibbi quoi donc association la y a des jeunes y a des adultes y a des vieux ñu fi dajaloo chaque fois di foo échanger entraîner dans le respect quoi donc comme ni nga ko gisee entraînement bi métti na mais neex na quoi. man maay président association Malibu Bici Boy. c'est un club de sport amateur pas professionnel c'est-à-dire amuñu compétition bu ñuy dem amuñu duñu ay mbëru làmb duñu ay footballeur ñun suñu objectif mooy lan fexe ba képp ku fi ñëw bu dee indi nga fi feebar bi su disparaître mu wàññeeku bu dee tamit defar sa yaram moo la fi indi nga fexe ba nga am équilibre ton corps loolu mooy suñu objectif. ñun ay jigéen lañ mais tamit suñuy càmmañ lañ nekkal fii ñu ñuy orienté daal wax dëgg yàlla bi ñu fi nekkee ba tey yàgg na mais rëccuwuñ ci dara. liñ fi travail bari na parce que dañuy defar suñu santé tamit aussi en plus ñu ngi defar suñu biir dañuy defar tamit suñu yaram. mel ni nag vacances yi nii la Khady gis naa la ci club sport bi nga def sport ba ñu yëkkati la dafa mel ni dañu ne daal bravo Khady man nag Khady wóolu ma la ci côté boobu de. dama sport nag yaa. Didi maa ngi lay nuyu di leen dalal jàmm bu baax a baax ngay nil ñu bon plan fii ci Malibu muy vraiment plage bu nga xamante ne bii dañu koy baamtu di ko baamtuwaat c'est une plage interdite donc xale yi waruñu fa mën a sangu waaye mën nañ faa féexlu nag Khady. salaamaaleykum yaa xam maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk téléspectateur u RTS 2 di nuyu tamit suñu ñiñ fi fekk tey léegi ma ñëw ak yow si bon plan vacances bi waaw comme ni nga ko gisee rek si image yi dëgg la foofu du plage boo xam ne pour sangu la dëgg la tere nañ ko ba sonn mais nit ñi kenn mënulu leen dara dañ fay sangu mais terewul mën nga fa dem pour féexlu mën nga fa dem pour def sport du gis nga ma noonu ci image yi maa ngi doon def sport te sport tamit lu baax la dina la wàññil ay feebar dina defar tamit sa yaram ñun jigéen ñi comme dañuy bàyyeeku rek di lekk baax na si ñuy dem de temps en temps suñu àndalee suñu doom yi foofu gis naa koddu tamit wane fa benn espace enfant on peut profiter ñu bàyyi xale yi ci espace bi ñun ñu dem tranquillement ci booru plage bi bu ñu paree ñu ñëw foofu am na ay kii lakk jën poisson braisé yaa ngi fa poulet braisé yi ñëw xam nga nga def sa yu baax daal yaak sa njaboot. Très très bien alors madame Mariam Sy gis nga nag bon plan yi ñu indi parce que c'est vrai que bi ñu duggee Guédiawaye ba léegi noo ngi koy wax di ko baamtuwaat la répétition elle est pédagogique plage Malibu bi mën nañ fa féexlu mën nañu lekk ay lakk jën def lu nekk mais kenn bu fa sangu parce que baaxul wóorul dafa am ay teen comme niñ ko waxee woon. waaw plage bi moom dafay yàgg dangereuse. yàgg na lor ay famille yu bëri. ndaxte boo xoolee ni
yàggul dara rek xale bu góor bu fa gaañu bi am 15 ans. oui oui celui qui est en nekk xale bu quatrième. mën jàng vraiment wax nañ ñu ko, le loolu premier de sa perte classe. la boo xam ni bu mag la. te booy xoolee ñu fay sangu di fa seen bakkan di fa jóge aussi. sax dëkkuñu foofu parce que xamuñu ko. c'est Dëgg vrai la. ay teen la. Dëgg la. boo si suruxee tuuti rek dalay gaaw yóbbu. Dëgg la. donc comme ni nga ko waxee la répétition elle est pédagogique. il faut que ñuy ñaax suñu njaboot yi di leen di tere géej bi. Didi mu nekkoon li nga xamante ne bi yaakaar naa ne c'était important ñu dellu si waat ci Waaw. muy bon plan bu nga xamante ne nañu dem toog féexlu comme nañu ko waxee. c'est ça mën nañ fa feexlu mën nañ fa def sport surtout sport bi baax na parce que ñooñu benn club la bu dajaloo pour def sport donc ku ñëw mën nga fa inscrire tranquillement def sport mën nga ñëw ak sa doom mën nga ñëw yow kese moo gën mais ñu moytu rek géej gi xale dañoo dëgër bopp da ngay wax ba sonn mais da nga ciy topp rek Très, de très toute bien. façon plage bu rafet la nag certes rafet na Très joli. mais à part que Ok. la dernière fois bu ñu fa demee bëri woon na salté mais temps yi dem nañ fa fekk nañ ñu ngi koy defaraat et tout d'accord. donc jar na dem daal doxantu fa très très bien en tout cas ci biir vacances vertes yi kon ni ñu ko waxee aussi ñi ngi dem ci plage yi yaakaar naa ne tamit ñuy xalaat cet gi nga xamante ne bi war na am ci niveau des plages waaye en tout cas bon plan bi kontaan nañ ci Khady même waa Dakar mën ngeen ñëw fii ci plage yu Malibu bi c'est tout simplement extraordinaire Khady on te remercie et je te retrouve en tout cas ci biir Tam Tam Vacances avec beaucoup de plaisir. D'accord Yakham merci à tout à l'heure alors. merci beaucoup mbokk yi nu xuus nag ci émission bi ñëw ak yéen ci vacances vertes ànd ci ak suñu xarit Khady Camara. xarit yi nag dama doon annoncé Khady Camara c'est vrai que ñëw na toog suñu plateau waaye nag laata nag ñuy jeexal ak vacances vertes mbokk yi dañuy dem seeti suñu xarit Big D moom itamit ñëw fii ci Wakhinane Nimzatt suñu électron libre bi Big D fan nga féetee fii ci wetu bassin yi parce que man am naa bassin si sama droite am naa bassin si sama gauche ci ban côté nga toog Big D man maa ngi côté waañ ba xam man lekk côté waañ man moom dama sori waa Big D dama lay laaj yow Big D yow lan ngay def ci waañ yaa xam yaa des choses yoo xamante ne jarul sax wax man bàyyi ma ba ñëw wala lan ngay def ci waañ man yaa xam tey affaire bi du yow tey affaire bi Sophie la yaa yor li ma bëgg waaw yaay sama gaay ñoo far mais ma zi commencé di zi loolu la ngeen suy la nga koy teral yow yi waxi naan ni sa xaama guux ëpp na jus lan la yow jus lan la Sophia bi xaw ma sax jus ban la buye karasol moo taxit buy karasol ça fait karasol buy léegi mais ma ganaar doo ma ko jox ma ko jël sama bopp man xam nga ganaar lu ma ci neex waaw cuisse ba rek ana bu bii waaw ku mer boo ko bismillah wallaay bismillah ëpp na la ila léegi mënu wax man na nga def ko yóbbaale waa déet mais gars yi boo xam ñoom yàlla bu ñu mer parce que yaa ngi yore sa kiiwu ginaar nga fomp ba pare ëpp na de law la ca law la bët salaamaaleykum mbokk yi li ngeen def yaa ngi ci Wakhinane Nimzatt Big D ak boo ci ginaaram yaa wax ak waa Guédiawaye ni ngeen def Guédiawaye ça va naka mu nice tur bi naka la awa yéen ñëpp xam ngeen awa waaw xanaa awa mooy seen star fi bàyyi sama ganaar Sophie teel ma ko foofu teel ma tànk bi maa ñëw yéen a ngeen ëppal yéen la neex ginaar bi dafa neex waa léegi daf leen naan est-ce que Guédiawaye Wakhinane am ngeen fi star fi ka moo fay sa star mbër ban mbër moo fi ne Omar waaw Big D kon nag xale yi dañ la wër nii moom defe naa fi la nga yemale waaw kon dañ la wër léegi ñun nag ñu dellu dem si vacances vertes xëy na ñooy dem ba ci vacances vertes vacances vertes parce que seen daa tàng ganaar baa tax ganaar bi la bon appétit très très bien alors Khady Camara maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm tu ne cesses pas de nous le répéter yaa ngi fii ci sa gox Wakhinane Nimzatt ñu ngi lay dalal jàmm ci sa gox et bien que yow tamit dalal nga ñu
fii ci Wakhinane Nimzatt. waaw noonu la maa ngi leen di delloo nuyoo bi. et puis ku am gan. waaw da nga koy teral. dëgg la comme ñun waa Wakhinane Nimzatt dañoo xam teraanga. il fallait que rek. ñëw na teraanga bi ñu wane ko voilà. waaw Khady ñu xool nag sa image yi. ci vacances vertes yi nga xamante ne bi yaa ngi koy doxal ci gox bu ne Khady ñu dem. waaw xam nga yaa xam keroog bi ma ñëwee dama ne dañuy def état des lieux. donc état des lieux yi dem nañ ci quartier yi wane nañu activité de reboisement yi nga xamante ni moom la ñu fas yéene amal. profité waale woon ci journée de l'arbre bi. waaw ci loolu dem nañu ci plage yi aussi wane li nga xamante ni moom moo fa am. ak li askan wi bëgg. ñu def ko mu méngoo nag faf ak li nga xamante ni mooy mbëbëtu vacances vertes. donc ci marché yi nag la ñu waroon def état des lieux. pour wane li tax. vacances vertes jóg ne marché ndakaaru yi dañ ciy jóg jàngal ñi nga xamante ni ñoo ci nekk lan mooy gestion des déchets naka la ñuy def pour toppatoo mbalit mi naka la ñuy def pour trier mbalit mi naka la ñuy def ba nga xamante ni xeet gu bon googu nga xamante ni moom la ñuy wax gaz à effet de serre te tey àdduna bi yëpp manko ñooy dañ koy xeex ndax moom mooy andi pollution yu métti yi mooy andi réchauffement climatique bi loolu moo tax vacances vertes tey andi image yi nga xamante ni mooy image yu marché ndakaaru yi wane naka la mel ak wane aussi ne ñun loolu moo ñu tax a jóg et que dinañ jaar sax marché bu bees bi nga xamante ni moo nekk fii ci wet gi danañ dem marché njaareem comme ni ma ko waxee woon donc bonne nouvelle les 300 bacs à ordures yi ñu soxla woon c'est déjà disponible donc dinañ leen ko distribuer waxtaan ak ñoom ñaax leen expliquer leen li nga xamante ni mooy suñu mbëbët maanaam bu ñu jël mbalit gi di ko sànni n'importe où et n'importe comment. Alors Madame Mariam Sy lan nga wax ci vacances vertes yi parce que sànq je pense que commencé woon nañ di ko junj bassin yi nga xamante ne bi ñoo ñu wër defe naa ne déchets yi buñ ko ciy sotti xam na li muy jur doy na waar waaye yaakaar naa ne li mu indi tamit wax na sax ba wax ci marché bu bees bi def état des lieux xool naka la ñu mel léegi nag sensibiliser population bi ànd ak ñoom dindi mbalit bi ce sera pour le bien de tout le monde. Oui xam nga. gestion déchets yi am nga dafa di loo xam ne ni lu am importance la ndaxte déchets yi maa ngeen ko doon sànq rek moom mooy indi feebar yu bëri te aussi boo gisee bassin yi sax déchets yu ñu siy sotti yi dafay yàq machine yuñ ci yoo xam ne moom mooy mën a permettre évacuation ndox yi. je pense que loolu dafay wéy ci vacances vertes yi nga xamante ne bi ñu ngi quand même sensibiliser les populations Khady. voilà yaa xam c'est un projet d'éducation environnementale. dañu bëgg a éduquer surtout cible cœur de cible bi. c'est les jeunes et les femmes. parce que ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñoom la ñu war a gën a informer sensibiliser leen. pour ñu mën a véhiculer information bi partout. ci loolu du ñu jóg rek liggéey comme ça comme ni ko ñi doon defee ay activités de nettoiement ay activités de set setal fekk population bi kese ñoo koy def. vacances vertes dafa fexe ba am accompagnement ñi nga xamante ni ñoom ñooy professionnel ñiy liggéey ci loolu maanaam fii ci Ndakaaru wala ci Sénégal gi yëpp ñi nga xamante ni ñoo yor liggéey boobu ñoom ñoo ciy ànd ak ñun ànd ceeg population yi. def liggéey bi ba nga xam te ni dafay jaar yoon et puis respecter normes environnementales. En tout cas l'objectif c'est ça respecter normes environnementales yi Khady Camara ngi lay remercier c'est toujours un plaisir de te recevoir merci beaucoup. Alors sinon juste yaa xam. Oui. Rappeler que le lancement des vacances vertes est prévu ce samedi à 10h à la plage de Bessayao. Très très bien. Voilà. Merci beaucoup kon nag ñi ngi en tout cas di remercier Madame Mariam Sy émission bi fii lay yem waaye nag Baye Cheikh ak maestro groupe bi dañuy bu ci kanamee produire parce que nag waa Wakhinane Nimzatt dañu nag teeru nag pour jeexal nag Guédiawaye ak orchestre bu mag avec un grand chanteur ñi ngi lay gërëm en tout cas di la sant bu baax a baax Madame Mariam Sy di fàttali ne que mooy DRH u hôpital Dalal Jàmm ça a été un plaisir et nous avons eu quand même beaucoup d'informations di fàttali ne jigéen ñi tamit ñi ngi bay seen waar ci gox bu ñu nekk fii ci Guédiawaye ci gox bu ñu dem en tout cas ci Sénégal ñu ngi lay gërëm di la sant dernier message et di gërëm di sant encore une fois monsieur le maire Racine Talla maire Wakhinane Nimzatt merci beaucoup. waaw merci beaucoup comme ni ma la koy waxee plaisir bi c'est partagé ndaxte wax dëgg yàlla émission bi neex na yéen a ngi mettre nit ñi à l'aise bu baax a baax
tam-tam moom concept bu baax la boo xam ne vraiment ak ni ngeen defee émission bi ñun surprendre nañu agréablement voyez ñu leen si félicité bu baax vraiment tout le monde est à l'aise te da ngeen di toucher si lu nekk tey permettre nañu mën a wax si sunu gox bu baax ñu ngi leen si sant bu baax di leen di souhaiter une très bonne continuation vraiment yaa xam merci beaucoup en tout cas madame Mariam si xam naa ne nag su ma tëjoon te Sophie yekkul xam naa ne di nga ma xaw mere tuuti parce que vraiment plat bi tamit foog ñu xam fan la waaw ndaxte nag mënoo ma taaj fii ma fekkee bu ñuy teg fourneau yi ba ñuy waaj a yàq ba pare big di mais jël si benn pooj alors là man te fekkewu ma lekk leneen bi naa la mere tuuti nag big di day tooñ Sophie nag ñu yekk nag wax dëgg yàlla jot na andil ko mu daal di dégusté ñu xool waaw d'accord Aïcha Sophie yow la ñuy xool parce que nag sama invité bi faaw mu am plate bu mu yóbbaale ñi ngi lay gërëm bu baax a baax suñu xarit Sophie donc madame Mariam Sy Teranga RTS 2 moo ngi noonu Sophie jërëjëf kon nag je te retrouve inchallah très bientôt d'accord merci beaucoup Sophie mbokk yi nag ñu jeexal émission bi nañu ko waxee woon orchestre bu mag bi lay nga xamante ne bi teeru nañ ñu fii di Baye Cheikh ñi ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci suñu plateau di kontaan vraiment ci vraiment teeru bi ngeen ñu teeru fii ci Wakhinane Nimzatt saw ci mbedd mi tuur ndox ci mbedd mi rawatina ndox mu salte bu leen saw ci mbedd mi bu leen tuur ndox ci mbedd mi rawatina ndox mu salte bu leen saw ci mbedd mi bu leen tuur ndox ci mbedd mi rawatina ndox mu salte foral musuwaar bi nga ñandoo sànni xale for sax
teel a gis